salaamaaleykum Awa sama rakk jooju Awa Samb maa ngi lay ziar di la wax màggalu jàmm di la wax màggal ak jàmm. Hassan Mouhamadou Ndiaye ziar naa la naka màggal bi si Mokhtar Sène maa ngi lay ziar Awa Samb xalaat naa la ñoo doon ànd ci yoon bi ziar bu baax a baax barkeelu rek tuuti ñu waxtaan maa ngi ziar bu wér merci Aboubacry Mora merci beaucoup ziar màggalu jàmm ak salaam al asanlahi ziar naa maa ngi ziar ñëpp nag merci Awa merci beaucoup dañuy ziar waaye dañuy waxtaan parce que loolu gis rek am na jàngat luñ ci war a am incha allah Fatou Ndigal Sey foog naa moom mu ci yoon bi maa ngi koy ziar bu baax a baax di ko ñaanal mu màggal ak jàmm xaside yi du doy nañu ko bàyyi nànk rek wàññi ko waaw asalaamaaleykum di ziar di sëñ Matar Diouf maa ngi lay ziar di nuyoo mbokk àdduna bi mbokk jullit yi mbokki murit yi di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp màggalu jàmm ak salaam di ñaanal yëpp ñu màggal ci jàmm di ñaanal yàlla mooy ñu fekkee diwén yu bare at yu nekk ñu toog fi di màggal bisu Cheikhul Khadim bi bisu ndamul islam bi mais bisu aussi révolution à la sénégalaise te ñu ko mën a woowee ñun nag comme dañu bëgg lu soppeeku ci sunu réew bëgg doxalin bi itam ñu xoolaat ko dafa laaj bu màggalu Tuuba jotee ñu am sunu xalaat bu ñu ko war a jàngatee ak bu ñu ko war a taxawalee ndax màggalu Cheikhul Khadim bi di màggalu Tuuba du màggalu communauté mouride kese ndaxte dafa nekk loo xam ni dafa bokk ci suñu histoire sénégalaise ñun ñi nga xam ni ñoo nekk ndaw léegi te bare di wax ne dañuy bëgg soppi suñu xar kanamu réew di xeex itam suñu jaar-jaar histoire daanaka nooteel bi ñu colonisateurs yi nootoon ak suñu indépendance nu ñu ko bëggee amee ci suñu réew mu bokk ci li nga xam ne mbébét nañ ko bëgg di ko def saa su nekk di wax ne dañu gis ni Sénégal indépendant wul par rapport à l'ancien colonisateur bi nga xam ne ba léegi dafa teg loxoom ci suñu réew kon ñun génération boobu noonu màggalu Tuuba bu ñëwee dafa war a am as tuut lu ñu weccoo ak suñu ay rakk ak suñu ay doom parce que ñu bare dañuy jàpp ni rek màggal gi mbiru diine la màggal gi mbiru murid yi la màggal yi mbiru communauté la ñun nag ñu ne suñu rôle ak suñu devoir mooy li ñuy xeex moo xam ci wàllu politique
moo xam ci wàllu citoyenneté lu tal ni màggal dafa am jàngat bu rëy boo xamante ne Cheikhul Khadim daf ko teg ci sunu loxo pour wan ñu ko ci kaw ci màggalam gi tey ñuy màggal bisu talaata bi. màggal gi li mu ci jublu mooy déjà fàttali ñu à chaque fois lan moo waral màggal gi parce que Cheikhul Khadim kenn màggalul bisu juddoom kenn màggalul bisu génnam àdduna li ñuy màggal mooy bi ko colon bi tegee injustice daanaka jël ko jaay ko doole exilé ko Gabon lu ëpp juróom-ñaari at ñuy exilé ko lu mat 7 ans d'exil ne ci sa judd ci sa réew màgg ci sa réew nit ñëw jaay la doole daal di def benn conseil privé bu ñu defoon ca Ndar daal di jël à l'unanimité benn décision ne dañuy exiler Cheikh Ahmadou Bamba. li tax ñu ko exiler ko mooy dañu ne ni mu doon ay njàngaleem ak taxawaayam dañu bëggoon njàngale bi dañ ci xelu ñi mu doon jàngal moo tax ñu ne woon il faut ñu génnee ko réew mi soreel ko ñi nga xam ne jox nañ ko bopp di ko déglu. loolu nag bu fekkente ne Cheikh Ahmadou Bamba jaar na ci jaar-jaar yooyu jaamu ci yàlla jaamu ci boroomam jaamu ci yanant bi sang-sang yi ba bis boobu mu taxawal ko ñu indiwaat ko Sénégal ci ginnaaw exil boobu teg ko en résidence surveillée fële ci Diourbel mu di fa def màggal gi booba ku nekk ci sa biir kër nga daan màggal Sénégal dañ daan Cheikh Ahmadou Bamba da daan màggal bis boobu nit ñi di ko màggalal mais daawuñu ko màggalee nii ñu koy màggalee tey kon bu ñu yàlla boolee ci réew moomu ñu bëgg révolution bëgg changement bëgg liberté bëgg indépendance bis bu mel noonu su jotee dañu ko war a aakimoo def ko sunu moomeel def ko sunu victoire tey nag dama solu Yaay Fall ndax xam nañu maam Cheikh Ibra Fall taxawaayam ci yoonu Cheikhul Khadim du càgginu nga nekk murit wala nga ñàkk nekk murit moo tax nga war a roy ci taxawaayu maam Cheikh Ibra Fall ndax loolu dafa am lu muy wane mooy dévotion mooy nit ki am pas-pas et puis am gëm-gëm et puis am loyauté envers nit ak nit ba tey style Yaay Fall dafa nekk style boo xam ni ñun jigéenu sénégalaise yépp macha allah daf ñu jàpp façon yu ne am na may ñaan nag wax dëgg yàlla ñu jéem a aussi am ay gain économique yu ñu mën a am ci style Yaay Fall bi dañu war a dem ba labelliser style Yaay Fall bi parce que façon yu ne nga ciy gis te macha allah dafa jàpp jigéen ñi ci façon bi mooy colin bi donc style vestimentaire la boo xam ni war nañ ko mën a promouvoir ko def ci pourquoi pas créer ci carrément ay lignes de vêtements Yaay Fall yoo xam ni noir et blanc ak yeneen couleur mooy toujours 2 tons bi di ko labelliser ko di ko jaay à travers le monde à travers le Sénégal nit ñi dem sax ba nga xam ni dañu ciy def ay marque def ci ay tur ay nit di ci liggéey pourquoi pas dem ba am benn industrie wala benn société boo xam ne dañ koy samp foofu noonu ci Touba Mbacké di ci tabax ay Yaay Fall mais di ci defar itam ay mbubbi Yaay Fall di ci defar ay drapeau Yaay Fall di ci defar ay vaisselle Yaay Fall di ci defar ay linge de maison linge de corps Yaay Fall foog naa ni loolu dina am fu mu yokku ak fu mu ñu gën a yóbbu parce que gis nañu bu màggal jotee nii Baay Fall yi macha allah di taxawee ci yoonu maam Cheikh Ibra Fall boobu mooy yoonu liggéey mooy yoonu daal di ñëw rek jël seen bopp def ko addiya sonn ne ci waañ yi sonn ne ci bernde yi sonn ne ci liggéey bi loolu yëpp daf ñu war a delloo si ñun citoyen sénégalais ci xoolaat suñu bopp parce que lu gën a bare des fois dañuy rëy duñu nangu topp ci ginnaaw nit dañuy rëy duñu nangu nuñ ko mën a waxee te sax sàkku wàcce suñu bopp ci nit ne diw mi de war naa mën a taataan ci moom xam-xam taataan ci moom itam mu jox ma tarbiyu voilà tarbiyu donc tarbiyu googu maam Cheikh Ibra Fall def
ba tey jii yàlla defal ko li mu ko defal tarbiyu googu man dama bëgg ñu am lu ñu ci jàngat en tant que citoyen en tant que jigéen en tant que ndaw que tarbiyu dafa am solo ci doomu aadama ndax nit loo xam-xam am ku la gën a xam loo mën-mën am ku la gën a mën loo dox-dox gis ku la gën a sore ay tànk donc war nañu mën a yéenante jàmm di nangu ku ne di nangu nit ki féete la kanam nga féete ko ginnaaw tarbiyu ko ngir rek xam ne jëf la gu rëy parce que mbiru yaay faal du rek solo bi kese déedéet mooy toroxlu bi mooy wàccee sa bopp bi mooy itam jàpp ni nit war na laa mën a féete kaw loolu la maam Cheikh Ibrahima Fall defoon ak Cheikh Ahmadou Bamba loolu la Cheikh Ahmadou Bamba defoon ak yanant bi def ko ak boroomam ba tey tax mu am bis bi mu am ni donc damay dellu siwaat ci bis bi ak li ko waral parce que màggalu Touba dafa nekk màggal boo xamante ne bu ma yeboo ni tey waroon na fekk ñu labelliser ko ci sensu une victoire politique parce que Cheikh Ahmadou Bamba dafa am nu mu gisee woon noo xam ni dafa wute woon ak ni colonisateurs yi gisee woon ba waral ko ñu exilé ko kon ñàkk gis-gisam boobu ànd ak ñoom moo waral lii yépp tey ñuy dund ak ndam lii ko yàlla may ndaxte ndam la ci àdduna ñuy wàññi ay bis yoo xam ne bis yu ñuy màggal diine la boole ci màggalu Touba kon ndam loolu bis bi su jotee bépp citoyen sénégalais daf ko war a mémoriser war ko fàttaliku war ko fete ak tarixa bu mu mën a doon ak diine bu mu mën a doon parce que balaa muy doon ndamu tarixa ak ndamu diine ndamu citoyen sénégalais la bu bañoon nooteel bu bañoon itam ñu changer nu muy gisee àdduna ak nu muy gisee diineem donc loolu vraiment lu jara taxaw seetlu la waruñu ci am benn sikk sàkk ak benn diversion ni affaire u murit la wala affaire u beneen tarixa la mbiru citoyen sénégalais la victoire sénégalaise la parce que sëñ Touba bi ci seen bopp dem nañu ba fële ca France yore ay histoire yore ay écrits yoo xam ni nangul nañ ko résistance am par rapport ak li ñu ko bëggoon a teg ñëpp nangul nañu sëñ Touba Cheikhul Khadim résistant la yoon nag boo ci nekkee di ko wax du parce que danga ŋàññe yoonu jàmbur moo tax nga ne yoon wi yoon wu baax la waaye ku ne ak sa bis te bis nit ku nekk même sa anniversaire bu jotee ñu waxi anniversaire yu jàmbur du la neex kon nag bis bi bisu Cheikhul Khadim la ndamu l'islam la it Sëñ Tuubaa ba muy bañ am na ay moroomi jullitam ñoo xam ni fekkoon na leen fii ñu nekk ci yoonu bañ mais exil bii tey waral 18 safar bii moom mooy boroom 18 safar la ñuy màggal 18 safar la ñuy célébrer moom la ñuy fàttaliku at bu jot su ma defee live bi nag du pour wax nit ñu luy màggal Touba parce que sant yàlla xam naa ni waxuma murit rek waaye ñëpp xam nañu liy waral màggal Touba bëgg nañ ko ci seen biir xol mais su ma defee live bi dafa am toujours rek comme man sama position ni ma koy defee bu ma gisee taxawaay boo xam ne xaw naa sooxe ci société bi damay def ci taxaw seetlu parce que remarqué nañu depuis quelques années 2 ans 3 ans màggal Touba bu ñëwee adduna bi yëpp dafay jël xalaatam def ko ci Touba muy presse bi muy média yi muy un peu tout dañuy xalaat Touba bis yooyu nag war nañ ci di profito di fàttaliku jaar-jaaru Cheikhul Khadim war nañ ci profito di magnifier taxawaayam comme ni ko comité d'organisation bi di def depuis quelques années mooy avant bis bi sax dañuy préparer ay symposium di def ay programme pour di tasaare œuvre Cheikhul Khadim mais ñëpp xam nañ ni ren contexte bu spécial la ñu nekk mooy contexte su coronavirus mu nekk feebar boo xam ni dafa laalee adduna bi yëpp ba laal suñu économie te yoonu murit nekk yoonu woo xam ni dañu am taxawaay bu exceptionnel bu ñu am ci économie parce que dañu nekk ñoo xam ni xaaruñu ci ay diplôme xaaruñu ci ay juddu dañu am système bu ñu doon def bu yàgg depuis période Sëñ Fallu ba léegi di système boobu di liggéey ak di daan seen doole ak di cotiser ak di participer ba tax lépp lu ñu bëgg a def rek ñu def ko ci yoon woowu lañ koy defee kon économiquement Covid 19 bi am lu mu indi ci réew mi
ñu nekk nag ci waajal màggal donc bu ñu dafay laaj ñu taxaw seetlu bi mooy ñu góorgóorlu ci feebar bi nga xam ne dafa nekk ci réew mi te sëñ Mountakha Bachir yàlla na fi yàgg te wér am ci taxawaay bu exceptionnel bu rafet ndaxte ba feebar bi jógee balaa dara dafa jël alalam def ko ci def ay ñaanam def ko ci bi nit ñi njëkk a feebar bi ñu feebaree dafa jël ay berndeem jël léppam taxawu leen ña ca hôpital ba mu taxawu leen te ba tey jii mu ngi respecté li nga xamante ne moom mooy protocole bi mooy geste barrière di takk masque yi kon bépp jullit bépp sénégalais bépp murit buy dem Touba war ngaa góorgóorlu jàppale sëñ Mountakha Bachir ci loolu muy def jàppale ko pour ñaari raison jàppale ko pour mu am ndam parce que sëñ Touba dafa doon résistant bañoon te virus bi itam dafa nekk benn xeetu mbindeefu yàlla ni ñu koy waxee nekk benn xeetu épreuve donc itam dañu war a def benn résistance face à ce virus waruñu rek ne virus bi ñëw na dañuy baisser les bras donc continuer célébrer màggal gi c'est une façon aussi de résister au virus mais c'est une façon aussi envoyer message bu fort à l'Occident parce que bu ñu fàtte ni bi dugg see ba ci ñun ñi tiitoon nañu jaaxle mais ñu nekk OMS dañu yëkkati ay kaddu daal di ne mbas mi dina faat doomu aadama yu bare ci Afrique parce que ñun dañu nekk nit ñu ñàkk dañu nekk nit ñu jàngul dañu nekk nit ñu civilisé wul dañu nekk nit ñu lii te yàlla ba léegi mu ngi suturaal Afrique ci nga xam ne loolu ñu defoon ay prédilection du lu am ba tey kon nag occasion la itam ñu parce que adduna yëpp ak ñuy seetaan adduna yëpp a ngi naan bu ñu jógee ci màggal gi cas yi dina bare foog naa ni màggal gi ñi ci dem duñu ay malaaka duñu ay extraterrestre ay doomi aadama lañu te Sénégal gi gis nañu Dakar gi nit ñi ñu ngi dox seen soxla ak niñ ko mën a doxee ak niñ ko war a doxee ay si bis léegi te kenn déggu fii ni mbas mi tasaaroo na ci seen biir kon noonu ñu koy defee fii ci Dakar ak ci dëkk yi rek noonu la ñuy ñaanee yàlla nit ñi dem Touba ba ñibbisi te dara du ci am loolu nag kenn si ñun ku nekk moom moo ciy jàpp takk maskam jël gelam moytu rax jaxasoo bi moytu jegeyoo bi gannaaw sax mi ni dinañ bare mais def le maximum ba nga xam ni bu ñu jógee ci bis boobu dañu ci am ndam lu rëy ndam lu rëy lu mooy ñu jóge ci mbas mi te incha allah rabbi du ñu dégg benn cas bu jaaxal nit ñi jóge ci mbas bi du ñu dégg benn situation boo xamante ne dina indi problème ci réew mi économie bi suqaliku parce que màggal gi ren économiquement bu amutoon làmbaay ñaaw ndaxte ñëpp xam nañu li màggal di drainer ci économie société yu bare yoo xamante ne ñu ngi ci réew mi ren te Covid bi terewoon leen def chiffre d'affaires ci màggal gi la ñu bëgg a profité pour yëkkatiwaat seen chiffre d'affaires daal di mën a renflouer un peu seen ay caisse donc màggal gi am na lu ko tax a jóg yal na yàlla mottali lépp mais ñun suñu taxawaay particulièrement en tant que citoyen nañu ko gën a biral nañu ko gën a farlu te nañu xam ni bu ñu amee ndam dañuy gën a yokk ndamu Serigne Touba Cheikhul Khadim ndaxte ni ñu koy gën a yokkee mooy moom mi nga xam ne dafa bañoon moom mi nga xamante ne dafa taxawoon fippu def résistance bañ nooteel ba ñu exilé ko si juróom-ñaari at moomu la askanam tey taxaw def résistance face au virus parce que gis nañu ni macha allah nañ ci taxawee am na solo mais itam ñu jóge ci bis bi ñu def résistance boo xamante ne adduna bi yëpp dinañ nangu ni am na li nga xamante ne moom la Cheikhul yàtt suñu borom may Cheikhul Khadim te may ko keneen te loolu kenn du ko naatable kenn du ko bañ loolu nag ci ñun ñi ñëpp lay dépendre ndaxte dem màggal Touba du rek sol yére du rek dem lekk du rek dem naan mais dem màggal Touba jaar ci loxo yi itam jaar ci tànku yi Cheikhul Khadim la nangul ko li nga xamante ne moom la jaar bi mu jaar nekk ci ak fierté fàttaliku itam taxawaayam jàngaat kenn ku nekk ci sa bopp lan mooy sa taxawaay ak lan mooy sa wareef ak lan mooy sa nekkin parce que Cheikhul Khadim bu mu génnee àdduna yàgg na wante nit ñi seetu nañu at bu yàlla sàkk dafay gën a yokku parce que 1927 ak yéegi yàgg na
wante chaque année màggal gi dimension am dafay yokku loolu nag liggéey moom moo koy may doomu aadama bi kon kenn su ñun ku nekk citoyen war naa mën a xool ci jaar-jaaru Cheikhul Khadim boobu koo xam ni ba muy ñëw fekk na fi ay nawleem fekk fi ay moroomam ñu ko gën a bëri jàng gën ko juddu waaye moom taxaw na taxawaayam jaar na jaar-jaaram ba tey ba léegi kenn te ba suba ba gannaaw suba kenn du ko mën a fàtte kon loolu ñun daf ñu yokk jom yokk ñu pas-pas ñun daf ñu yokk jom yokk ñu pas-pas dafa tax ba ñun kenn su ñun ku nekk di am ndamu di tudd boo waxee tudd turam Serigne Touba Cheikhul Khadim di am ndamu bëgg a bokk ci askanam ba am ndamu bëgg a bokk ci famille am loolu suñu ko amee nag bu ñu ko yàq bu ñu ko xajamal ci ay mbiru àdduna ak mbir yu ñàkk xorom te am na lu am depuis 2-3 ans site internet yi am ci responsabilité presse bi am ci responsabilité mais ñun citoyen itam ñu am ci responsabilité parce que képp ku nekk murit màggalu Cheikhul Khadim ñëw war ngaa mën a am loo partagé lu weesu loo xamante ne du yoonu Cheikh Serigne Touba ndax Serigne Touba rek foog naa ni doy naa ndamoo bisu Serigne Touba bu waaye jëloon sax yaramam bi futti ko def ko ci mbedd mi di ci def naka su dul noonu jàpp naa ni te nga bëgg yow honorer la mémoire de Serigne Touba war ngaa mën a tal leneen lu dul di partager borom yaramu neen boobu war ngaa mën a am concentration ci li nga xamante ne moom la Serigne Touba woote te yem ci loolu site internet yi war nañu mën a respecter sénégalais yi war nañu mën a respecter Serigne Touba war nañu mën a respecter yoonu Mouride war nañu mën a respecter l'histoire politique de ce pays là l'histoire politique de ce pays et que dafa am kenn ci sunuy maam ku tubaab yi nootoon noot ko jël benn contingent de colons dem ko jël ko fekk ko jàpp ko jël ko yóbbu ko Saint-Louis jël ko déporté ko le 5 septembre gàddu ko exilé ko juróom-ñaari at newul ci biir ay mbokkam mu continuer di xeex ba ñibbisi ci réewam ñu jël ko dugal ko résidence surveillée xañ ko jàmm xañ ko dem xañ ko ñëw mu continuer di xeex rek ci plumam ak ci am ci xalaatam ak ci gëm-gëmam loolu moo waral tey ñu am bisu màggalu Touba kon bisu màggalu Touba boobu damaa yaakaar ni ku am looy bind wala looy wax wala looy publier wala looy partager ci information ak ci site internet war nga koo mën a def lu dul ay nañu ma baal ci terme yi Aïda Diallo def na lii Cheikh Paate def na lële Maimouna Bousso ren dina lee ke wane na lee sañse ma Samba sañse ma Demba sikki mu Paate ak sikki mu ma Demba loolu du bokk ci li war a renforcer citoyenneté ak conviction ak amouru citoyen sénégalais te bis boobu dañu war a ñun ñëpp dañu war a mànkoo am taxawaay bu ñu taxaw ba àdduna bi xam ne loolu ñu defoon sëñ Touba Cheikhul Khadim loolu noonu tey moo waral ñun ñu doxee nii loolu ci boppam kenn su ñun ku nekk daf ci am responsabilité site bu ñu bindee yow te mënoo tere site bind bul partager bul commenter bul seetaan boo mënee yow boo gisee site yi bind li nga xamante ne am na yokk bu mu mën a def ci yoonu Cheikhul Khadim bi nga partager nga commenter ndaxte mbir moo gis mu yaatu wala mu am fukki nit ci jot comme sunu live yi dafa fekk borom partager ko wala nettali ko wala jottali ko waaye boo ñëwee romb ma fii may wax lu la ñorut nga romb dem sa yoon doo am keneen du ko jot waaye boo ko partagé waat ko mu ne fes yaatu mu war a doon bis boo xam ne bisu ndam la bis boo xamante ne bisu barkeelu la bisu tiitaru la dañ ko war a tiitaroo kay bis boo xam dañ ko war a tiitaroo mu nar a nekk léegi bis boobu wëlbatiku nekk bisu ay coow yu sew-sewaan yoo xam ni amul benn xeetu njëriñ man ñëpp xam nañ ni li ma jàpp mooy ñu bëri dañu xam ne man féministe laa dama bëgg défendre cause jigéen mais dama ni loolu du bis yooyu du bis mënuñu ko wax ci lépp am naa nag lu bare lu ma déranger mooy may gis ñu ne dañu am mbégte ci Cheikhul Khadim ba bugguñu ko laal bugguñu ko jege ñuy perdre seen temps ak seen énergie
ci waajal bisu Cheikhul Khadim ñuy jottali ak i nettali ak i yaatal ak i tas waxi ñeneen ñoo xam ne dañu ne noonu Cheikhul Khadim lañu. loolu amul cohérence loolu amul cohérence kenn su ñun ku nekk na ko moytu ndax bind sax ne diw dañ koo toroxal yendu di ci wax suba ba ngoon yow yaa ngi sore esprit màggalu Cheikhul Khadim parce que Cheikhul Khadim màggalu bisam bi dañu ne fa ni santal leen ma sunu borom ndax li ma defalu ko kenn wàcceel leen ma jàngal leen ma ay xasida parce que moom dafa bind ay xasida bind ko ci borom bi bind ko ci yanant bi di leen tagg ak di leen sant ak di leen gërëm kon nañu ko jàngal loolu nañu ko wàcceel mu ne itam nañu ko berndeel dañ ko bégal mbégte lu waay mën lu waay am na ko bégal na ko berndeel na ko defal kon dafa am lu jiitu am lu ci topp ñaar yooyu yëpp gisuma ci fenn teesante leen werante leen defante leen amu ci kon kenn ñun ku nekk na góorgóorlu ci màggalu ren gii futilité yi nga xamante ne ñu ngi ko doon gis ci màggal yi léeg-léeg ci internet yeeg réseaux sociaux yeeg ñoom it seen ñu moytandiku ko te mën nañ ko parce que solidarité lu mu dugg rek mbir mi mat kon nañu ko def solidarité def ko suñuy pas-pas def ko suñu ay yitte ndaxte lu waay ubbiwul du dugg ci sa téléphone ubbi boppam lu waay partagé wul du tas du yaatu nit mën naa def lu bon kenn bëggu ko bu ko kenn partagé wul kenn du ko yëg waaye bu nekkente ne lu waay gis jottali ko dugal ko ci WhatsApp am partagé ko Masamba partagé ko Mademba yow mi nga xam ni li ñuy def metti na la sax yow da ngay mujjee doon arme boo xam ne boo moytuwul yow yaa bokk ci li tas loolu ak ci yaatu loolu wax ji nag duñu ko raay dañu ciy profité itam ci màggal gi nga xam ne boole nañ ci suñu bopp parce que nekk ay citoyens sénégalais jàpp ni itam yàlla boole nañu ak Cheikhul Khadim moo xam ci deret moo xam ci cosaan ak ci pas-pas ak leneen di ñaan ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak soxna Aïda Diallo ñu góorgóorlu sàmm soxna soosu ñu góorgóorlu itam moytandiku bisu Cheikhul Khadim bii lenn lu ñu koy xajamal mu waaye mën a jóge ak ci ku mu muntu jóge mënul doon lu ñuy gën mënul doon lu ñuy neex mënul doon lu rafet ndaxte yoonu murit diine la waaye tarixa la tarixa ci biir diine la doon li indi tarixa mooy ay nit dañoo bokk diine kenn mënul génnee kenn ci diine l'islam ndax dangaa gëm yàlla gëm yenant bi julli ci moom te booy julli ci yenant bi jaaroo ci kenn nit du jaar ci kenn ndax nit ki du yàlla bi yaay bi la jur moo lay def jullit de wala papa bi la jur moo lay def jullit déedéet sa ndey ak sa baay mën nañ laa tudd mën nañ la jox tur mën nañ la tudd ci diine mën nañ la jàngal sax alxuraan mën nañ la jàngal diine waaye li lay def jullit loolu yow ci yow la ci sa pas-pas la ak ci sa bëgg-bëgg la ndax sa diggante ak sa borom la ak sa diggante ak li ngay toppee yàlla kon jullit kenn du ko forcer nit kenn du ko forcer nit mooy xool boppam dugal boppam ci diine l'islam kenn mun ci génnee nit itam mais mbiru tarixa dafa nekk loo xam ni dafa spécial ndax li xam spécial mooy communauté la regroupement la pour muy leer parce que des fois da ngay gis nit ki tamit di wax ay wax yoo xam ni des fois xëy na analyse angle bi ñu koy analyser mooy xaw a diis ci ñoom parce que dañ koy analyser ci angle religion ba mu ëpp man dama koy analyser ci angle sociétal rek pour mu simple ndaxte ay nit yu booloo toppa ci benn yoon bu mu munti nekk yoonu murit tey moom la ñuy waxtaane mais ci yoonu xaadr ci yoonu tijaan ci yoonu layen ci yoonu leneen ak leneen dafa am règlement yu leen dajale yu leen régir dañu ne lii moo leen boole ci lii leen tënku kii moo leen jiite nii la ñuy doxee lépp nag ñu teg ko ci l'islam parce que ay tarixa la yu ne ci biir diine l'islam waaye ci biir l'islam boobu dafa am tarixa bu ci nekk ak ni muy fonctionner ak ni muy doxalee bu fekkente ne dangaa dugg ci tarixa nga ne damaa ñëw adhéré ci tarixa bi boole ci sama bopp mooy dangaa soumettre sa bopp ci règlement condition ak lépp li nga xam ne tarixa boobu daf ko teg ndax kenn forcé wu la yaa ci boole sa bopp boo ñëwee nag fekk ay nit ñuy ànd am nu ñu taxawee nga ne yow nit ñoon dangaa boole sa bopp ci seen biir
war ngaa jomb war ngaa rus ci biir nit ñooñu ñu la ciy dégg ngay am yeneen doxalin ak yeneen taxawaay yooyu am rafetul waxuma ci góor atantuma ci jigéen ndaxte nag faral jigéen nekkul ne dangaa faral fen te taxawuñu fi tey pour di ŋàññi ma Samba pour di ŋàññi ma Demba ndax loolu amaluñu xeetu njëriñ mi dañu ne bisu Cheikhul Khadim bii day sunu bisu ndam di sunu mbégte di bis boo xam ne ñun kenn ñun ku nekk bu bis baa da ngay bég ne maa nga Touba da ngay bég comme ñun ñii waajal jëm Touba te boo demee Touba du dem nga Touba rek pour tëdd ci biir néeg yu am climatiseurs yi ak pour lekk beeg naan bi da ngay fexe ba yoor wi fekk la ca naaj wax wala fekk la ca yoon wax parce que Sëñ Touba keroog ci 2 heures ca lañ ko yóbbu woon donc pèlerinage la bépp citoyen sénégalais boo xamante ne tey yaa ngi bàkkoo dama bëgg nooteel bi ma Europe noot ak colon yeeg France jeex bisu Cheikhul Khadim bi da nga ko war a jàpp comme un pèlerinage parce que dafa am koo xam ni moom dafa bañoon moom it jaar ci yoon résister ba bis bii moo nekk bisu souvenir bi nga xam ni ci la tubaab bi perdroon sagoom ba ne da ko exilé jële ko ci dëkkam génnee ko dafa am taxawaay mental psychologique bu ñu war a taxaw kon dañu soxla union dañu soxla force soxlawuñu ay distraction soxlawuñu Masamba ak Mademba ñu ngi xeex ñu ngi xuloo ndaxte man affaire Cheikh Béthio soxna Aïda Diallo Serigne Saliou Thioune mbiru confrérie de ak groupe ak famille kan moo tooñ kan moo am raison kan moo amul raison mbir moomu duma ci sore ndax lu tax duma ci sore mooy duma cantakun duma taalibe Cheikh Béthio mais lenn de gëm naa ko mooy bisu Serigne Touba gi képp ku ko xajamal yaa ngi yàqal Serigne Touba te Serigne Touba nag kenn mënu koo yàqal ku ko bëgg a yàqal sa bopp ngay yàqal te ku ko bëgg a yàqal wala nga bëgg koo xajamal wala ngay détourner opinion bi ci li nga xam ne mooy bisu ndamam bii yaa ngi dooleel ñi nga xamante ne démb ñoom ñoo xeexoon Serigne Touba waaw ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi jàkkaarloo ak média yi jàkkaarloo ak presse bi di seetaan bisu commémoration màggal gii war nañu mën a gis nag union des cœurs war nañu mën a gis doole bi nga xamante ne moom la yoonu Cheikhul Khadim bi am parce que dafa xeex pour doole pour am yoon woowu ñi nga xam ne ñoom la fi bàyyi itam am lu ñu taxawal boobu ba léegi wàccuñu ko teg yoon bi nga xamante ne tey Cheikh Mamadou Fadel moom mi nga xam ne moom moo taxawaloon màggal gi woote ko at bu yàlla sàkk màggal gi ni muy toll yàlla di ko ci may ndam ndax parce que ku dem wuyu ji rek yow yaa ngi dem wuyu ji ko ku dem wuyu ji ko rek yow yaa ngi wuyu ji sëñ Fallu mi nga xam ne moo woote woon ne nañuy ñëw di ko màggal Touba gannaaw bi ko sëñ Touba woote woon di sëñ Touba génnee àdduna ñu di ko def depuis 1928 ba léegi ñu di ko def nit ñi di ko màggal ci seen biir ay kër te loolu ba tey tamit ce n'est pas interdit parce que fan noonu la màggal gi sosu woon parce que boobu sëñ Touba dafa nekkoon résidence surveillée nit ñi di ko màggal ci seen i kër donc ba léegi rek nit ku nekk mën nga koo màggal ci sa kër wante képp nga xamante ne décidé nga dem wuyu ji woote sëñ Falilou bi daal di dem di wuyu ji ba Touba pour màggali bis bi ba ñu xam dimension bi nga xamante ne moom la yàlla may sëñ Touba képp ki nga xam ne yaa ngi def loolu waroo mën a ñu lay distraire ci ay yeneen futilité yoo xamante ne bokkul ak li sëñ Touba santaane ci liggéey loolu daal moo taxoon ma ne il faut ma yëkkati suma kàddu parce que nag rafetul ci ñun sénégalais parce que da ngay gis ñoo xam ne dañuy profité ci loolu foog ni ki ànd ak ñii la ak ki ànd ak ñee la di ci def ay commentaires yoo xamante ne di ci ŋàññaale suñu diine di ci ŋàññaale suñuy kilifa diine te loolu yëpp du logique gu bis bi ndax logique gu bis bi mooy sëñ Touba dañu ko exilé bis bi doon mu nekk at yoo xamante ne mënoon naa abdiquer daanaka mënoon naa nangul tubaab bi li mu bëggoon nangulu leen ko bi mu ñibbisee mu continuer di xeex ñu teg ko en résidence surveillée mu continuer di xeex ba 1888 mu sos Touba ji nga xamante ne tey moo waral lii yëpp tey ba ku ne da bëgg ci sa wàll ku nekk dangaa bëgg ci sa wàll ci Touba ku nekk da ngay taxaw ne man damaa topp ci diw mooy sama wasila diw mooy sama sëriñ diw mooy sama jokko loolu yëpp ngeen di def ci ginnaaw kenn dong ngeen ko topp muy sëñ Touba Cheikhul Khadim moom kese ma waral loolu kon gis bisam bii lu waaye di tiitaroo na ko wàccee te xamante ne boo egsee ci moom tiitar jeex
lu waaye di mbubboo na ko wàccee ba xam ne boo egsee ci moom sa mbubb lu mu mun ci toll mun ta am solo ak mbubbam parce que adduna bi yëpp dañuy jóg jëm ci moom. adduna bi yëpp dañuy jóg di ko fàttaliku di fàttaliku taxawaayam avec fierté ak dignité ndax bu nangu woon signé bu nangu woon sëgg bu nangu woon lemu bu bañutoon xeex du am tey Touba kon tey leneen lañ doon nettali. kon nag bis boobu wax dëgg neex yàlla rafetul nit sax di tiitaroo li ma bernde berndeel loolu la sëñ Touba wax na bernde yi macha allah lu waay mën a rey na ko rey lu waay mën a teralee doomu aadama yi na leen ko teralee waaye ku ci bëgg génnee sa ay waañ xëy suba ba ngoon di ko snap di ko photo di ko dugal ci réseaux sociaux yi fàtte nga ni na nga fàttaliku ne li ngay def nii di ko ndamoo ak di ko tiitaroo kana tax nga def ko Cheikhul Khadim Sëñ Touba nga fàttaliku ne yow fi nga toll yow mi nekk citoyen bi nekk ci sa téléphone nekk ci sa kër di partager woo jàng xasida yi partager woo naataalu Serigne Touba partager woo lenn loo xamante ne dafa jëm ci bis bi mais li ngay wut rek di ko partager mooy ay potin ki people pour mu yaatu ak pour ay vues ak ay pour ay spectacle amut solo du wàññil dara Sëñ Touba mais ñun ñii lay wàññi ñun citoyen yi war ko ndamoo war ko tiitaroo ñun lay wàññi kon nag dañu góorgóorlu. Chérif Tidiane Aïdara mu ne Algérien s'il vous plaît c'est quoi le Magal? Ah, ça c'est une excellente question. Le Magal, c'est la commémoration de la résistance de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul Serigne Touba, qui fut exilé durant plus de 7 ans et 6 mois. Il a été privé de ses parents, privé de sa famille, parce qu'à l'époque, le colon avait trouvé que les enseignements de Cheikhoul Khadim étaient contraires à la volonté du colonisateur. Le colonisateur était venu pour nous opprimer, nous détacher de notre façon de pratiquer notre religion, de notre façon de suivre notre culture. Et Serigne Touba Cheikhul Khadim avait une façon différente de voir, parce que lui, il avait des enseignements religieux, il avait des pratiques religieuses, et il s'était donc mis en porte-à-faux avec le colon. Et donc, c'était un résistant de l'époque coloniale. Et les colons l'avaient donc mis dans un comité qu'ils avaient fait avec une espèce de jugement, donc carrément un conseil privé. Et de façon très arbitraire, à l'unanimité, ils ont décidé de l'exiler durant 7 ans et 6 mois. Et durant ces 7 ans d'exil, il n'a jamais abdiqué, il n'a jamais accepté de laisser sa religion ni sa foi. Et quand il a été ramené, ils l'ont mis en résidence surveillée au niveau de Diourbel. Durant plusieurs années, il est resté en résidence surveillée. Mais il a continué ses enseignements et ses pratiques et sa dévotion envers son créateur, envers son Dieu, envers son prophète. Et donc, depuis cette date d'exil-là, la communauté mouride, la communauté sénégalaise et le citoyen sénégalais en particulier célèbrent cette date-là. Donc, loolu mooy Màggalu Touba li ñuy célébrer mooy wax dëgg yàlla résistance su Cheikh Ahmadou Bamba ba tax na ñuy ñaan rek ñuy ñaan li ñu doon gis at yi yëpp ma di ko ñaan nit ñi au-delà de l'aspect spirituel ñu jël ko def ko aspect politique def ko aspect citoyen te xam ni Sëñ Touba Cheikhul Khadim li mu doon bañ ba léegi mu ngi fi li mu doon bañ ba léegi mu ngi fi li mu doon xeex ba léegi mu ngi fi te tey la fi gën a bare kon nag bisam bii nañu woon àdduna yépp ne ndam rek lañ ciy am nañu woon àdduna ne ko la ngeen ko defoon ba génnee ko tey ngeen koy rëccu parce que tey la ñu gën a bëre ci ñu koy déglu tey la ñu gën a bëre ci ñu koy topp tey la ñu gën a bëri ci ñi nga xamante ne ñu ngi topp ay tànkam di xool li mu doon def di ko def waaye itam nañu moytandiku bis boobu ñu di ko xajamal ci ay futilité ak ci ay détails nañu ko moytu parce que amut njëriñ loolu nag ñun ñi nga xam ne ñooy ay citoyens sénégalais ñoo ci gën a bëri ak ñi nga xam ne dañuy jàppee ni seen bopp ay murid saddeex la ñi nga xam ne lu ñu gis lu nekk lu xajamal yoonu murid bi da leen di metti waaye bu leen ko partagé
bu leen ko aimé bu leen ko commenté concentré wu leen ci li sëñ Touba waxoon ndax loolu mooy li ñuy yokk loolu mooy li ñuy ndamal ñun ndax ñun li ñuy wut mooy woon ñi nga xam ne ñoo nootoon Serigne Touba ba génnee ko réew mi ni ko torox nga tey ni ko juum nga tey li nga def lu mu la amal njëriñ li nga def ban njëriñ la amal amalu la benn njëriñ parce que tey bu doon fukki nit ñoo doon déglu sëñ Touba ca boobu tey ay millions wu nit ñoom ñoo topp ci ginnaawam kon loolu nañu xam ni ñëpp ñi nga xam dañ fi taxawal ay tarixa ci réew mi képp ku nekk jeune dangaa war a fier te xam ni taxawaay bi ñu taxaw moo tax tey nga am république sénégalais am état sénégalais ndax xëy na am na nu ñu doon nangoo ak bañ a xeex xëy na tey kon Sénégal day nekk duñ koy waxee benn genre parti rek ci France wala ci naka du mais duñu doon pays bi ñu doon tey kon bugguma live bi gudd lool ndax ñëpp ñu ngi ci wàccaayu dem gi ngeen ñaanal ñu ñëpp ñu nekk ci yoonu jàmm ngeen gën a góorgóorlu ci geste barrière yi nit ci góorgóorlu bu baax ndaxte sëñ Mountakha ku ko gis mbooloo yeeg délégation yu bëri yi ku ñëw fekk ko ñëpp xam nañu masque nu mu mettee ak Touba ni mu tàngee ñëpp xam nañ ko mais gis nañu ni malgré tout ça mu ngi takk maskam loolu yëpp di envoyer message da ngay gis sax léeg-léeg ay kilifa aada ay kilifa politique yu dem ci moom duñ takk masque mais moom fu ñu ko fekk mu ngi takk ay maskam kon nag communauté boo ci bokkee da ngay xool lu dooleel communauté bi nga di ko def boo ci bokkul da ngay maandu bañ a tooñ communauté boobu bañ a dugg ci lu tax ñuy doxalee nii ak lu tax ñuy doxalee nii parce que kenn forcé wul kenn mu nekk lenn wala mu def lenn waaye ay nit bu ñu àndee ne ñun dañoo doon ay murit ñun murit ndigal ñun murit topp yoon ñun murit lii yow bokkoo ca yoon woowu sa yoon warta nekk ci lu tax murit yi di doxalee nii ndax loolu tooñ la loolu du démocratie mooy nga nangul nit li muy doxalee ak li mu doon ak li mu mën bu fekkente ne nit ki day tëb di mbëkk miir bi sax te yow doo mbëkk miir bi nangul ko ko parce que moom nangul na la lu tax yow doo mbëkk miir bi kon nangul ko moom ak mbëkk miiram ak ndax ak façon wam ak pas-pasam nangul ko bul am jàngat booy jàngat ci yoonam nu mu koy doxee ak nu mu ko doxalul ndax lii ëpp na ak lii ndax lii matul ndax loolu tooñ daf koy def te loolu buñ ko continuer dafay dem ba yàq suñu cohésion sociale bi ñu am te suñu cohésion sociale bi ñu am yàlla moo ko bëggee noonu parce que suñu mag ñi fi nekk ñoom ñëpp bokk maam boo duggee kër Serigne Touba geeg si Sëñ Maalik ñoo bokk ay maam dañ doon sax mayante ci seen biir di sëy kon na nit fu mu munti doon na nit moytu famille bii nii dañuy doxalee nga taxaw am ci sa xalaat te bokkoo ca amoo ci sañ-sañ rafetul jekkul na nit moytu itam bokk ci mbir ba pare ne man de bokk naa ci mbir mi waaye nag dafa am daal ni ma ko gisee waaw man murit laa waaye dégg nga d'accord naa ci ndigal waaye nag ba nga ca boolee waaye ja nga ko yàq nga ko yàq waaye ba ca amee rek da ngay jéem a xool leneen loo def parce que mbir moom bu dee kenn forcé wu la yaa ca boole sa bopp àndal ak ñooñu rek fekk ca li nga fay def donc dernier appel bi may def mooy loolu soxna Aïda Diallo yow yaa boole sa bopp ci yoonu murit foog na ak say maam ak say mbokk ak say maamaat xëy na bokkuñu woon sax ci yoon woowu kon boo décidé nga ne yow murit nga soxna Aïda dañu lay ñaan nga wàccoo ak yoonu murit nga éviter sénégalais yi éviter yoonu murit éviter jullit yi ñuy taxaw di dégg lu weesu màggalu Cheikhul Khadim bi nii lañ koy dëkkee benn frasque boo xamante ne dafa contraire à la célébration de la victoire de Cheikhul Khadim bëgguñu ko gis ci màggalu gannaaw suba gi bu fekkente ne am nga ci mën-mën ñu ngi la koy ñaan bu fekkente ne am nga ci mën-mën ñu ngi la koy ñaan lépp loo mën def avec modestie bu fekkente ne sax da ngay tëj sa bopp ci néeg tëj ñi nga àndal ci néeg ba kenn du leen gis ba di leen photo ba di leen vidéo ba di leen partager gannaaw nit ñi dañoo ubbi seen yi ba teg leen ko ba fi ne nii ku tegoon fii ay jaar-jaaru Cheikhul Khadim ñu gis fii musóoru Cheikh Aïda Diallo bu musóoru Aïda Diallo bi la ñuy génnee parce que dañuy jàpp ni moo ëpp buzz ngeen tëj seen bopp ci néeg
yow soxna ay daal Adja ak ñetti jigéen ñooñu nga àndal ngeen tëju ci néeg làqatu ba bisu Cheikhul Khadim bi jàll. ndax dara lu jóge ci yéen bañ koo xajamal ndax dara loo xamante ne rek war nañ ko mën a waxtaane leneen lu dul jaar-jaaru Cheikhul Khadim lu dul résistance Cheikhul Khadim lu dul jàmbaaram lu dul diineem lu dul pas-pasam lu dul abnégation ci yàlla ak ci diine ji. ndaxte nag loolu moom mooy dëgg moom la ñuy ñaan te mën na nekk ndaxte gannaaw presse bi mënuñu wax ñëpp bu leen partagé site yi kenn ku nekk da ngay xool rek yow li la yokkal ay vues nga di ko partagé yéen ñi nga xamante ne yéen la ñuy seetaan te di leen wër nëbbu leen bu ngeen nëbboo rek coow li jeex. ndaxte nag wax dëgg yàlla dinañu ñëw xëy na après ci leneen bu fekkente ne jar na ko ñu soutenir leen ci du tax nit ñi war leen a mën a xas wala mën a gaañ ndax ay jigéen ngeen ndax kenn warul taxaw di wax jigéen yenn yi waaye yoon wii tey taxaw màggalu Cheikhul Khadim bii taxaw man de bu sobaal yi ni ma ko jàppee mooy bisu victoire résistance bisu defetu colon yi bisu xeex bisu bañ bis bu historique ndaxte bañ ba ñu exilé la du ku nekk lañ ko fi waxal kon nag bis boobu man bëgguma ku ma divertir ci leneen loo mën a am ak loo mën a toll boo ko defee rek damay jàpp ni yaa ngi jàppale tubaab yi yaa ngi jàppale colon yi yaa ngi jàppale ñi nga xamante ne démb ñoo tegoon ay action yu mel noonu li ñu war a def mooy magnifier yoonam bi comme nag mbir mi toll na fii ku waaye defal li nga mën lu waaye waxal lu nga mën wante lépp lu waaye di def wala di ko teg sa ca action na moytu rek mu xajamal liggéeyu Cheikhul Khadim bi comme li ma wax sànq liggéeyu Cheikhul Khadim kenn mënu koo xajamal kon lépp lu waaye teg di ko ci xajamal ñun ñii lay xajamal parce que ñun ñoo dul mat te nañu yërëm sëñ Mountakha Bachir nañu ko yërëm nañu ko def nawle journaliste yi nañu def citoyen sénégalais yi nawle ndaxte journaliste dafay jël day liggéey journaliste warul jël wax sa xalaat ak nettali journaliste dafa war a def investigation mooy bis baa nga dem wuti ay article xool jaar-jaaru sëñ Touba nga bindal ñu ko xool lu ñu xamutoon ñun nga xamal ñu ko xool loo xamante ne information la nga indil ñu ko yaatal ñu ko loolu mooy rôle journaliste mais mënuma comprendre ay sites yu respectable yu mag kenn ku nekk di titré di bind lii xew na kër diw def na lii kii musóoram ba daa daggoon fële kii kol ga wadd na kee yëre ba lii la sol loolu wax dëgg neex yàlla du rôle journaliste loolu wax sa xalaat sax doyu fa bis boobu atantuma ay site internet ak i télé ki rajo loolu kese la ñu war a teg te gis nañu vraiment télé yi moom léegi sax commencé nañ ko fan yii yëpp dañoo délocaliser seen ay programme teg ko Touba di def ay plateau spécial donc ñoom ñu ngi def seen waar li ci des nag mooy site internet yi ak citoyen yi ku ci ne def sa live ku ci ne dugal sa YouTube ku ci ne bëgg a partager loo xamante ne jàpp nga ni nit ñi def leen di intéressé kon nag nit ñi itam bu fekkente ne mënuñoo téye site yëpp téye portable yëpp téye caméra yëpp nit ñi moom mën nañu téye seen bopp man de maa ngi koy ñaan képp ku ma xam ngay ami te ma war laa gis ci sama journal bëgg naa nga partager nit ñi lu am solo nga jël ko def ko décision lépp loo xamante ne xam nga ni amul solo dafay xajamal bis boobu nga bañ ko yaatal bañ ko tas bañ ko tasaare kon daal loolu la ñu waxoon nañu ko waxtaane di ñaan yàlla nag bis bi nga xamante ne mooy mardi te war a nekk bisu defetu ki nga xamante ne moom lañ doon woowee Merlin ak defetu ki nga xamante ne moom mooy Leclerc ñun xale yi tamit nañu xam loolu xale yi nañu xam ni Merlin ak Leclerc dañu nekk ñaari doomu aadama yoo xam ni ñoom ñoo doxoon doxu exilu Cheikh Ahmadou Bamba bi kon ñooñu bis boobu bisu nërmeelu la seen bisu nërmeelu la kon nañu xam ni ba léegi rek am na ay force yoo xam ne xëy na dinañu xeex liggéey pour wane ni yoon wii nit ñi topp du yoon bu baax ah donc nañu góorgóorlu ci di bàyyi ñooñu xel nag mooy ñu xoolaat suñu taxawaay may tëddee rek ci ñaan yàlla itam di ko ñaan itam communauté mouride beeg communauté d'organisation ba ñëpp ñi nga xam ne am nañu pas-pas yoonu mouride di leen wax ne jot na nag yoon wi ñëw ci beneen dimension ndax lu tax may wax loolu mooy économiquement ñëpp xam nañ ni Touba bis bu am solo la ci Sénégal mooy bisu màggal gi moo xam ci lekk moo xam ci naan moo xam ci lu waay jaay nit ñi jënd ko parce que mbooloo moom mooy daje foofu war nañu mën a nag waxtaan ak sunu autorités yi taxawal ay industrie labellisé am ndoxu Touba
bien que xam naa ni y a beaucoup de personnes ay opérateurs économiques yoo xam ni ñu ngi liggéey di def ay ndox di def ay produits di def ay diwlin di def leneen ak leneen di ko yóbbu Touba mais du tere rek ñu gis ko ñu xool ko ci beneen dimension industrielle parce que Touba à part Dakar mooy la deuxième ville économique te loolu dafa war a matérialiser wu warul nekk bisu màggal kese ñëpp ñëw jënd jaay après ku nekk dajale lam jënd ak lam jaay parce que même les opérateurs de téléphonie ak ñi fay ñëw ñëpp ak ñeneen ñi nga xam ne dañuy jëw def ay business kenn mënul xaatim exactement ñaata milliards moom moo circulé war nañu mën a am benn impôt wala benn taxe boo xam ni dañu koy verser Touba ci xaalis boobu ñu jëlee foofu mais war nañu mën a itam organiser benn système de cotisation boo xamante ne képp ñi nga xam ne ñëpp dañuy dalal ay nit di dépenser ay millions ak ñi nga xam ne ñëpp dañuy paas di dugg ci oto yi di ñëw même bu nekkee fukki dërëm la ak ñaar fukk la mooy nekk loo xam dafa war a dugg ci benn kees boobu après ñu am nu ñu ko liggéeyee pour vraiment Touba am usine am Touba am industrie am Touba am labelam ba nga xamante ne bu màggal jotee dañu naan labelu Touba bi moo ne nii moo liggéey moo utiliser moo jël tant de jigéen jël tant de ndaw am tant de salaire gagner tant d'argent fay ci tant d'impôts et puis itam am ci tant de bénéfices loolu vraiment buñ commencé di xalaatee noonu rek ci kanam tuuti dinañ dem ba nga xamante ne màggal Touba waxuma la sax sur le plan mondial mais dafay am beneen dimension boo xamante ne daf koy am donc maa ngi yemale foofu kàddu yi di ñaanal ñëpp màggalu jàmm di leen ñaanal itam ngeen ñaanal ma ko Matar Dioum maa ngi lay ziar bu baax a baax gis naa la xasaayu sànq bi kontaan naa ci ñëpp ñi nga xam ne yéen a ngi envoyé ay message ci suuf maa ngi kontaan ci yéen di leen ñaanal jàmm di leen ñaan itam ngeen ñaanal ma jàmm yal na yàlla may ñu màggal ak jàmm may leen tuuti xasida rek après ñu daal di quitter incha allah. Matar bay jee Touba dinaa la may ci mbir yi dégg nga incha allah.
inshallah dina ko dagg waaw. maa ngi jéggalu de. xanaa ma may leen beneen rek kon la wala ñuy dem. maa ngi nii damay jël yoon bi léegi inshallah. waaye surtout yéen ñi sore yéen ñi nekk diaspora bi ñu may leen ngeen déglu tuuti rek ñu bokk ko ak yéen barkeelu. inshallah alam inshallah. inshallah Fall Talla dinañ leen ñaanal inshallah. maa ngi déglu de connexion bi moo baax. wallaay dëgg rek wallaay am na lu rëy sax.
xanaa leer ñu eggali ji rek après ñu yeeweeku incha allah. kon sant yàlla bu baax ñu ngi tàggu ndax lu neex du doy di ñaan rek ñun dinañ ko def suba gannaaw suba ñuy partager xaside yi di partager ndam li ak mbégte yi te éviter di partager lépp loo xamante ne dafay yàq suñu xalaat ci yoon bi jërëjëf waaw jërëjëf waaw kontaan naa